jaaykat yi ñu bëri xëyuñu lalkatu table yi ci jóge ci koñ bi dem ci gox bële pour jaayuñu. ndax ñu jiite ñoom ñuy bàyyi xel man souvent man. ba pare man lu ma si gën a bala sa daal chronique bi yaa ko war a ubbi waaye dafa mel ni ñun dañu la ko tàmbaleel daal ndax xol gu jeex. mais ñoom def nañ conseil ministériel au-delà du conseil des ministres avec le président Macky Sall nit ñi toogee ba waxtaan seen biir pourquoi woowuñu nit ñi waxtaan seen biir ñuy point de presse. te li askan bi di dund ñoom dunduñu ko seen doom yi dunduñu ko seen proche yi dunduñu ko parce que pourquoi am nañ ko. def nañ lii am nañ essence am nañ lépp. Passane à toi l'honneur. jërëjëf parce que li xam nga dëgg. boo kaa dégg Sahel dafa dal. daa ànd ak dal. da ngay parce que li ngeen di wax nii say dëgg du romb nopp te du maasu fen. Le transport coince le Sénégal. Coince le Sénégal, oui. Et a toujours coincé le Sénégal d'ailleurs. loolu moo la dëgg. après. lan moo xew jamono bii ñu ne nit ñi demuñu dikkuñu yéen a ngay wax conséquences yi ci biir kër yi ñun ñu ngi toog fii di wax mais ñun mënuñu ñun ñëpp ñu àndandoo triste. c'est pas possible. il faut que ñu am onde yu ñuy jéem a transmettre sax mu nekk yaakaar toujours sans prétention. Vraiment. Aucune et modestement avec toute la plus haute des humilités mais benn affaire daa am. dañu toll Sénégal boo xam ni damay dégg ay kàddu yéen ñii de ne ci télé yi ak rajo yi di wax loolu faw ma wax ki ñëpp dégg ko fi. yéen ñii ne ci télé yi ak rajo yi di wax moytu leen de waa nguur gi fi nekk dañoo doy waar de moytu leen de. lu ñuy def léegi damay laaj Sénégal nguur gii fi nekk man de xamewuma leen woon bon. ak soxor ak iñaan ak def lu bon xamee wu ma leen ko woon de. déedéet. ba ñuy wut de waruñu ma ko woon. waaw kay ba ñuy wut xaw ma nag gëj naa leen gis nag ñenn ñi. ba ñuy wut parce que xamatuma daan naa leen gis avant ñuy nekk ci nguur wante après gisatuma leen may xarit du ma leen tudd maa ngi leen di ziar bu baax. très bien ay nit yi baax lañu nag humainement ba dayee ñoom si mbedd mi nii wala nga séen leen wala nga jot leen exceptionnellement wala nga dajeek ñoom ay nit yi humainement yi bien lañu mais ci ay choix. acte yi ñuy posé mooy sunu problème waaw ki nga xam nag yor nga réew ba posé ay acte yi xaw a doy waar gênant DSC wax te DSC wax nag ba sunu borom nangu wala mu bañ a nangu. defal ñu jàmm rek. incha allah incha allah lay nangu. tey jii nii ana sa jànk xëy si na wala fa sa kër la dëkk. moom koñ ba la dëkk sax. moo tax day dox ñoo mais bu fa dëkkutoon. lu may def. dafa am benn restaurant bu nekk fii à côté. Bokar maa ngi lay nuyu bu dee yaa may déglu Guèye ak Guèyeen yëpp ak Jaween yi restaurant boobu liggéeyuñu ñaari fan yi combien de nit yu mel noonu si dëkk bi ñoo ñàkk liggéey ñoo ñàkk am le secteur informel actuellement est plombé. ñooñu dañuy dund au jour le jour. ñu jóge ci Covid-19 surtout. exactement ma gis démb ministre de la République. sanu kilifa ba baax bi Mansour Faye. bàyyi sama nijaay nag. daa ma gis mu toog waxul lu garaawul de. lu garaaw de dafa expliquer. mais la mu expliquer mooy sam problème. lan la expliquer. dafa ni moom il est là au nom du gouvernement. oui. que toog na xaar leen ay waxtu gisu leen. waa secteur du transport syndicaliste yi ñooñu ne ñëwuñu. pourquoi parce que dañoo soxla woon ñoom daje ak tous les ministres concernés. moom mu ne kenn du ko exiger ce terme-là il l'a usé kenn du ko exiger soi-disant ñan la ñu war a toogal ak et cetera may wax benn affaire approche bi mooy problème. ak dégg-dégg bi. du ne nit ñi dañuy taxaw ay syndicalistes lañu mel ni dañ leen di jaay wala dañ leen di imposer quoi que ce soit parce qu'ils tiennent le bon bout. kilifa dafa demee xel ñi nga xam ne ñoo nekk autour de ces ministres là et de notre chef de l'État. ngeen jege ko lool ñenn ñi waxtaan leen ak moom nit nag dina doy waar nit dina jiite organisation am nu mu mel waaye ka nekk ak na ngaa waxee ak moom léegi-léegi nga ne patt bi signifie lu bare léegi-léegi kilifa am nu muy taxawee nga xool ko mu xool la nga romb ko dem. li lay di si jàngat lu bari. baa xëyee rek nuyu ko dem. bala neexee u toog fàtte ko
waaye xam na yàlla la yàlla lay def. yàlla da kaa roof ond mu yëkk xam xalaat. ba dee ko yàlla baaxe lool. dala naan diw. lu xew san ba pas fan yi ak fu réew mi toll nii ma ne ba doo xëy ñu dàq la. am na ñoo xam ne lenn dana ma la ko wax. am na ka nga xam ne baax a dàqee mu jaaxle. am na ka nga xam ne doo ko dàq. mooy demal boppam da nga wax bi. àdduna noonu la ko yàlla bindee ka nekk ak la borom bi def si aw. très bien Baye Assane man damay laaj benn laaj wax la ci fenn. lu tax may wax jëm ci sensu kilifa yi. mooy madame Touré ñun jabootu président Macky Sall lañu ak ñi mu àndal. ñoom ñoo ñu war a yiir ñoom ñoo ñu war a protéger ñoom ñoo ñu war a gis nga romb ñu naan madame Touré ngi nee di dem mais dafa lan mooy problème dama gis miinam elle a pas une bonne mine xaaral ma woo ko téléphone yëg-yëg boobu ce sens de compassion d'affection d'amour profond c'est-à-dire loolu noonu ma dugg fii asma nga ne ma paasan tey nekkuloo de loolu dafa baax si diggante. très bien te kilifa yi nga xam ne ñoo jiite Sénégal. foofu lañ leen di woo ci wàll bi transport bi nii tey maam Sidi ak madame Touré tey transport bi dafa war a génn ci crise mais pour mu génn ci crise les ministres concernés ñu ngi Dakar. dem leen ngeen toog ak ñi nga xam ni ma jeexal rek chronique bi dem leen ngeen toog ak ñi nga xam ni ñooy les concernés. Asma est transporteur Maanta est transporteur Fama est transporteur da ngeen am jafe-jafe ci secteur bi man je suis concerné en tant que ministre Mame Sidi est concerné en tant que ministre après ñu ne ma non état bu doxee noonu on a délégué une personne pour vous parler certes mais toll nañ ci ay jamono négocier ngeen ba toll ba ñëwaat ba tollaat fii mais taxaw leen jëmmi jamono ngeen déglu nit yi. très bien pas Manta boobu. sur cette question man j'ai écouté Gora Khouma mais pas Assane man mun naa wax ni approuvé naa ay propos yu mu joxe parce que tamit mënuma concevoir mu concerner 6 ministres la veille. le directeur des transports ngeen nekk conseil des ministres. waaw mu woo leen na leen vous allez rencontrer les 6 ministres concernés ñu changé waat discours bi mais les 6 ministres concernés moom d'après ci lu mu expliqué transporteurs yi ñoom rencontré nañ Mansour Faye auparavant seen grève bu njëkk bi c'était xam nga au mois de décembre léegi ñu rencontré leen ñu moom mu signé ci place où les ministres concernés un accord a été trouvé d'après ce qu'il a dit. léegi mais accord ñu concerné yooyu noonu mais ñoom bu ñu wàccee si tali bi bu ñu wanee lu ñu signé woon mais ñu nekk si dinaa leen non attends ñun Mansour Faye du suñu patron. pour les ministres concernés fu ñu dem wane dossier bu ñu signé woon les autres ministres. yeneen ministres yi ñooy naan Mansour Faye du suñu patron. warutoon signé suñu place daal maanaam. ñu bokk tutelu ministres yooyu noonu. waaw par exemple nga dem ci force de l'ordre ñu jàpp la ci circulation yi. nga wan leen accord ñu wane ne ñoom intérieur moo leen couvrir Mansour Faye du suñu boss. mais au-delà de ça mais bu leen wootee waatee waxtaan ngir ngay ministre signé waat même les mêmes accords mu représenté waat ces ministres là mais tu vas dire non. justement amul benn sens ça n'a pas de sens yow ku signé woon à la place de ces ministres là. mu bëgg la wootewaat. fajul seen soxla ba pare bëgg la woowaat ne la man may représenté waat noonu voilà mënuñ toog mais ñoom nañ toog foog Sénégalais yi ñor na ni concrètement nañu toog ñoom ñi le ñu waxtaane parce que fu gëm naa ne réeróo rek moo ci mën a am. mais nag Baye Assane am na ñoo xamante ne nee nañu peut-être que ni ñuy waxee ak nit ñi dafa ça dépend de l'entourage nu ñu leen di gëmloo xam nga ñun fi dañoo mën a yëkkati nit aj la ca kaw te yàlla aju la. ñun dañoo mën lool dañoo mën lool ci suñu entourage moo tax nag nit ki buy wax ak ñun des fois day foog ne ni il a tout droit et tout lui est permis moi je pense qu'en cas de crise sa wax dafa war a gën a rafet gën a dal bu dee bëggoo ay nag une communication de crise communication de crise dafa am dëgg loolu pour une bonne et simple raison mooy l'attitude kilifa yi seen ay attitude lu tax ñoom attitude yooyu mooy loolu nga chuté mooy dafa am yàlla ils ont souvent des courettes waaw ñun dañu lay yëkkati te aju yàlla aju la aju kii moo lay tagg di woy sa maam kii moo lay wax lii ministre monsieur le ministre tey ni nga monsieur le ministre tey xanaa dafa am koo jotee li nga sañ sa tey ci quand vous vous entourez damay wax foofu d'hypocrite ay nit yi nga xam ni parce que tey sunu malheureusement sunu nomenclature d'État au Sénégal dañu bëri souvent ci jamono au temps de la méthode et de l'organisation du président Léopold Sédar Senghor loolu bokkoon na ci ay côté yu baax autorité ministérielle dafa mitikoon amoon taxawaay amoon jëfin ak doxalin aujourd'hui ce mythe-là est estompé pourquoi parce que simplement dañu xaw a génn ci niveau wu taxawaayu nguur si jamono le sens d'élévation ak hauteur bi kilifa yi daan am sauf que nag am na la kiy wax sànq
madame Touré. waaw lan laa wax. moo la le fondement la nga xam ne ca suuf ba la xewee. ca suuf ba la. loolu noonu moo prédéterminé ci lépp la xew nii mooy que tey si on fait un casting on regardera qui est qui. mais man. ma wax la benn affaire. lan moo tax ba yàggul fii si Kébémer yéen ñëpp ngeen dégg que ñu ne sunu kilifa bi Mansour Faye dafa jotee ak ay policiers ci circulation bi. ñooñu dañ leen a sanctionné. policiers yi la ñuy sanctionné. parce que ci maa déglu kenn ci waa police bi ci scène ba la xew yow génn nga oto yi rang nañu ligne continue nga génn. ñu arrêté la nga naan xamu leen soi-disant mu ngi. léegi nga bàyyi sama nijaay. ka baax la. ku nit ku baax la nar moom ku ko dëkk baax la waaw. nga teg attitude nag la ñuy wax boo nekkee koo xam ne ci nguur gi nga nekk. mu concerne nañu boo génnee ligne continue te yow yaa war a joxe exemple. ñu arrêté la mais jouer le jeu kilifa nga. parce que yow sa amaana sa fa nga toll sa doole xajul sa ñooñu. lan nga def nga romb leen dem ca seen kilifa ñoom. boole leen ñu xëy ñu ne sanctionné leen. boole leen te yow fi nga taxawee ne ñu laaj la say ay këyit. laaj la say ay këyit. agent de police bi laaj la say ay këyit nga bañ ne doo ko joxe. nga teg si keneen ki ñëw ne la yaay kat ba doo joxe sa këyit nga ne xamu leen. loolu mooy avant tout ñàkk xam ne que tu es un citoyen. mooy ñàkk élever sa bopp au-dessus du citoyen sénégalais. exactement c'est ça en fait. man daa xam a noppi sama nijaay la daal. man loolu lay joxe dagan baatu askan bi taxawaay bu nekk dinañ ko am. exactement mais bu ñu ut suñu góor man ba mi moom ci loolu laa bëgg a wax sax paasan mooy que foog naa dañuy fàtte lan mooy seen rôle. xam nga tey da ngay non yaakaar naa ne que. xam nga des fois dara bu yéegee sa kaw lu ñuy wax. naan am na tubaab nu mu koy waxee tey fàtte naa mais bu dara yéegee sa kaw comme li ñu lay wax rek il faut toujours avoir la tête sur les épaules. parce que tey bu la amee lenn lu xaw a këf sa xel rek ba nga teg sa bopp foo yeggul foog naa ci ngay réer moo leen dal ndax tey. kon nga doon arriviste bi Asma tey fii nga toog nii. waaw tey boo ko doxalul sa wéy du rafet. waaw xoolal Eva Marie Coll Seck ni ko nit ñi di acclamer ci wàllum santé ni mu koy doxalinee ni mu ko doxalinee autant bi mu ko yorewee xoolal Aminata Mbengue Ndiaye. élevage ba nga xamante ne. saay bu ñu amee problème mu xar ñu ne ndeysaan Aminata Mbengue Ndiaye dina doon jël les devants. tey ñooñu nga xamante ne jigéen nag. waaw ak jigéen day prévenir nag. góor ñi kay ma wax la bëri nañu li nga wax ni jikko bii nga wax ni moom la tubaab di naan le comportement d'un arriviste. il faut qu'ils arrêtent de vouloir paraître. en tout respect nañu xam seen ay wareef tey ñi nga xam te ñuy ministre yi ñu soxla nii. nañu xam ne ñoom lu ñu leen fi tegee pour loolu la. kon nañ ko daal di xoolaat waxtaanee ko mu nekk. kon dañuy toog seen bureau def ñu dara supposons bu ñuy wax. et ce qui est gravissime dans ce que Pa Assane a relaté comme info mooy que gis ngeen Gambie on a touché ce point là tout à l'heure c'est-à-dire autorité warutul ñu sax wax leen autorité. ministre des sports ministre de transport moom ñooñu ay gaay nañu lañu. ça veut dire qu'aujourd'hui ñi nekk di def sécurité transport bi moom daf leen war a gën a dooleel. ne mais oui vous surveillez waaye man dama fàtte sama kii ñun ñi sax léeg-léeg dañuy waxtaanu jàmm ak ñoom ñu xam ne ni y a des choses qui sont humaines et que ça arrive mën nga pressé nga fàtte sa benn kayit wala nga foog ni mi ngi fii ndekete mi ngi ci beneen oto bi. mais tout s'explique. on ne prend pas la force au-dessus des gens te nañ bàyyi boole bi dem boole la sa kilifa ñu sanctionné. mais Sénégalais xamul mënul kilifteef. Sénégalais mënul kon de ñun de ay arrivistes lañ ko. non Sénégalais ñu si mën kilifteef la leen di compter parce que yow da ngay dem ci yenn secteurs yi sax. mais le boss il te montre que man fii je suis le boss may décider. je suis le chef le patron. je suis le patron le boss. et au-delà de ça yow ñi ngay diriger mais foogoon du ñoom peut-être yow performance yu structure bu di am du mën a nekk. Ben ça en tout cas en 2 minutes on chute. ñu chuté. daa xam fi may chuté pour rejoindre un peu li ngeen di wax. mooy kilifa yi dañ leen di ñaan damay wax kilifa yi dañ leen di ñaan xam nga fan laa ko teg. ci suñu réalité sociologique mooy ñun Sénégal dañuy wax ne kat kilifa yi dañ leen war a fonk wekk leen yëg leen tatagal leen war leen ñooy suñu ay kilifa. mais bu la kilifa bi wegul. foofu nag question la. mooy que tey lan mooy jafe-jafe ñi nga xam ne ñoo jiite Sénégal ba ñu mel ni ñu respecté wul Sénégalais yi ci seen comportement ci seen defin ci seen taxawaay lépp ñu ngi ko teg ci dama lay sanctionné wala boog ma jox la xaalis nga def li ma bëgg. loolu problème la. Saliou Fédior DG Poste Finance
xulli leen fii xulli leen. xulli leen nag am na ku ma message keroog naan ma bàyyil xulli. man xulli làkkab lébu la. bëgg naa ko fi bàyyi sax may mbokk dañ ma ne ñun dañuy wax xullil. am nga dégg boo demee si Haalpulaar dañuy wax ñoom leneen am na nu ñu koy waxee xoolal. boo demee ci njaago yi am na ñu kaa waxee. baleen ma wax xullil. ma ne c'est pas péjoratif. moo la xullil xam nga na mu demee. moo la déglu ma ba baax. mais mën nañoo xaalis wala insistance. ñu ne non baaxee xaalis da ngaa neexal. waaw. man de maa moom loolu waaye qui se sont morts se mouche. ah mouché wu Saliou Fédior lu doy waar a am foofu laay tëjee. pour wax 2 poids 2 mesures injustice bi am Sénégal ak ni ñoo taxawee tey nguuru Sénégal bu seen 6 ministres yooyu concerné demee toog ak ñii du question da ngeen wàcc seen bopp. bala ma dee ñu naan état doit rester régalien et fort loolu tubaab moo ñu koy jàngal mais tubaab doxewul noonu. bu doon ñoom la 24 heures ñu toog ak ñoom. barke yàlla te laata loolu ca préavis ba. dañ leen di woo ne leen grève du fi am kaay leen ñu waxtaan. mais comme fii ñun dafa am nu ñuy demee dañ lay jaay doole am nu ñuy taxawee moo dal Saliou Fédior. laaj leen ma lu ko dal ma cité foofu. Saliou Fédior dafa nekk DG Poste Finance mu gis 1,5 milliard yu ñu détourné. muy laaj xaalis bi porter plainte xëy ñu dàq ko moom. dégg naa la wax bi. ba ñu ko dàqee moom kañu njort ne moom loolu concerné ko daf ko concerné muy chef boobu nekk foofu fee kooku noonu ñu kaa wax Alex Manga moom la ñu wax ne moom la mbir mi gën a concerné wante moom. mu ngi tranquille waaye DG bi porté plainte bëgg xaalis boobu ñu leeral ko kooku la ñu wàcce loolu mooy Sénégal 2021. très bien en tout cas moom kilifa gi di ministre des transports Mansour Faye xëy na nag oto bu ne ci kanam moom la ñuy corné Baye Assane moom moo génn wax mais j'aurais aimé que justement ses confrères ministres génn ne itam ñoom.